loolu ma wax noonu dëgg la lu am la don't freak out ak don't freak out parce que boo xoolee actuellement nii coronavirus bi xam nga dafa am actuellement li nga xew moo xew ci monde bi léegi àdduna bi weesu nañu bu ñu ñi di geerati di sànnante ay bomb wala di yabal ay militaire di xeex di yàq non léegi it's the art of the war you know parce que léegi gars yi li ñuy utiliser parce que c'est la mondialisation léegi ay technique de guerre moo am yoo xam ne boo xoolee léegi ñaari power moo am ci dëkk ci àdduna bi les États-Unis moom mooy nekk première puissance mondiale Chine nekk première puissance mondiale économiquement right te léegi dañu toll ci benn instant boo xam ne ñoom ñaar day bi throwing shades dañu nekk ci bif léegi loolu am la you know boo xoolee coronavirus bi est-ce que les États-Unis ñoom ñoo ko envoyé Chine ça reste à voir pour déstabiliser leen économiquement right mais léegi lu tax chinois yi réagir ñu ba léegi waxuñu ci parce que saa su ne yaa ngi dégg Trump mi ngi wax moo bu neex mi ngi naan the Chinese virus the Chinese virus Trump guerrier la lu tax chinois yi ba léegi ñoom réagir ñu parce que it's the art of war c'est l'art de la guerre you know you will never bul musa wax war a wan sa ennemi yow lan ngay xalaat te ñëpp xam nañ ni Chine mais est-ce que xam ngeen dara personne n'a vu la Chine venir dans le monde Chine mën na ñëw dugg ci sa dëkk nekk fa cancer économique jël say ressources def lépp te doo leen gis ci télé kenn du xam fu ñu jaar doo xam fu ñu dëkk kenn du xalaat la kenn du xam lan la chinois di xalaat kenn amul kenn ku la koy mën a wax moo tax actuellement nii dañu nekk ci benn guerre boo xam ni ñu koy wax biological warfare léegi kenn du xeexati léegi ay gën a gaaw mooy population control you know te chinois yi dañu surpeuplé so loolu moo nekkoon seen atout te saa su ne yaa ngi dégg la France saa yi ñëwee Sénégal lu ñuy wax le problème de l'Afrique c'est la démographie te ñëpp xam nañ ni dama koy wax saa su ne démographie atout la du inconvénient you know démographie atout la du inconvénient are you with me démographie atout la mais du inconvénient ci kaw ngeen organiser wu right Amérique li ko jox power bi li ko jox puissance mondiale bi mu nekk première puissance mondiale c'est militairement parce que dañu am effectif bu doy am arme yu doy pour mën a contrôler le monde loolu moo leen ko def léegi boo xoolee Afrique bu ñëwee ci le problème de la démographie bi nga xam ni guerre yëpp ci monde bi actuellement loolu moo nekk ci in between parce que la Chine dafa nax nit ñi ba yegg si kenn xamul fu mu jaar you know léegi ñun Afrique boo gisee gars yi singili ñu ci suñu démographie Ebola ñun am nañ ko right Sida ñun am nañ ko right mais loolu yëpp dafa nekk loo xam ne comme kii bi la comme coronavirus bi nga xam ne dañ ko créer ku ci nekk ñu jox la parce que pour nga comprendre the psychological of Amérique ni ñuy xalaatee fii mooy foog nga comprendre seen domestic agenda ak outside agenda yi loolu am la léegi man Ebola bi dinaa ci ñëw après expliquer la Ebola ñoom nan lañ ko créer ba jox ñu ko xam nga Ebola mi ngi jógee ci turu Ebola mi ngi nekk benn rivière bu nekk au Congo parce que ci liñ ñuy wax dañ ne benn jigéen nit buy lekk golo moo joxe Ebola di n'importe quoi ñu ne Sida lan moo koy joxe benn jigéen bu doon sëy fële ca Congo golo moom moo ko jox Sida tu vois tey ñu ne coronavirus bi chinois bi doon lekk njugub moo indi coronavirus bi do you see how they think nit ñi naxee et que nous on n'a pas encore rien compris tu vois léegi nag loolu après dama koy break down bu ñu ñëwee ci Ebola bi ak Sida bi loolu dinaa ko break down pour wan leen ni gars yi dañuy nax population control bi ñu wax am la lu am la dañu bëgg a contrôler nit ñi you know parce que boo xoolee Jimmy Carter moom moo créé de Global 2000 moo nekkoon 39e président des États-Unis en 1977 ba 1981 yeah Jimmy Carter moom moo nekkoon 39e léegi Jimmy Carter moom mi ngi nekkoon may la mu tudd sama xel mi nag machine la day jëm jëli données yi tak daal di ñëw ok c'est pas important yeah Jimmy Carter mi ngi nekkoon moom sénateur la woon fële ca Georgia mais lan moo taxoon ñu créé di Global 2000
li may wax population control comme li may wax rek ci affaire planification familiale you know ak li may wax rek ci nit ñi birth control mooy pour li ñuy naan pour bañ a am doom mooy pills yi loolu yëpp bokk na ci moo tax ñun bu ñuy wax dañuy wax ci intérêt Afrique you know dañuy wax africains yi ni ñuy gën a jël suñu précaution parce que gars yi Chine li leen yóbbee lii yëpp c'est à cause de la démographie you know dañu surpeuplé te surpeuplement atu la comme ni ma koy waxee rek bu fekkee vous êtes très bien organisé te saa su ne yaa ngi dégg gars yi bu ñuy clash Afrique dañ daan vous êtes surpeuplé vous êtes lii vous êtes là vous êtes loo vous êtes lee loolu la ñuy wax te gis ngeen Canada mi ngi nii instant bi dafay maye visa tijji ay frontières am bëgg ñëpp dugg si parce que leur population dañu màgget amatuñu ay jeunes ñun Afrique ñu am ay jeunes yu am doole toll seen digg ndaw ba pare wér ñu ne démographie ñu ne dañoo am problème yaa ngi gis ni ñuy doxee ci suñuy moyen ba pare ñun tamit ñu bëgg a nangu loolu so it's a military science ça c'est la science militaire actuellement moom la ñuy pratiquer ci ñun lu am la c'est la science militaire nit ki bala nga koy song da nga koy xam da ngay def propagande ci moom ba pare boo xooloon temps yi Facebook fan yee ci ginnaaw lan lañ doon def saa su ne yi wane ay chinois yi lekk golo ay chinois yi lekk nit saa su ne loolu rek nga doon gis ci chinois yi Facebook Snap fépp foo dugg Instagram loolu la ñuy wane partager kenn xamul woon fu vidéo yi jóge boobu ils étaient en train de préparer le terrain nga xam ne bu ñu dalee ci kaw chinois yi rek da nga naan waaw moo dëgg la dañuy lekk golo dañuy lekk nit alors que du loolu li am la ak loolu lu am la you know léegi li gën ci réew yi actuellement comme ni ma koy waxee saa su ne crise mondiale dafay am kooku par force la parce que nee naa leen Chine moom moo nekk capitale économique du monde bi ñëpp fa la ñuy ressourcé woo ñëpp fa la ñuy jëlee liñ soxla ñëpp fa lañ koy jëlee même ba ci Amérique gi parce que dafa surpeuplé ba pare seen labor dafa yomb chinois yi you know seen main d'œuvre dafa yomb moo tax mu nekk centre commercial du monde bi léegi par force ñëpp a fay dem moo tax bu fa dara xewee dafay affecté monde bi yëpp gisoon ngeen loolu loolu mooy te dafay am c'est sûr la dépendance you know boo demee ci côté Amérique da nga naan la suprématie you know l'impérialisme américain mooy continuer ba léegi ñi sonal américains yi you know ñoom la coronavirus bi gën a affecté la Chine ak kan temps yii Amérique kan la doon xeexal ba coow li ñuy wax troisième guerre mondiale l'Iran xoolal tey Iran tey tal nañ leneen li ma lay wax art of war science militaire lu am la ça existe you know léegi crise mondiale bi c'est sûr surtout les pays africains ñun ñi nga xam dañu dépendre ci ñeneen ñi boo xoolee par exemple nga ñëw ci benn dëkk bu mel ni Sénégal lan lay defar lu ñuy lekk amul dara loo xam ne fa lañ koy jëlee fa lañ koy defaree pour ñu lekk ko amul you know yeah English okay I will ok gis nga yeah ek lu am la lépp lu ñuy lekk Sénégal rek c'est importé lépp c'est importé xam nga lu tax parce que amuñu autosuffisance alimentaire amuñu ko donc ñi ñu doon jox ñuy lekk fi mu ne nii la Chine tal na leneen yeneen dëkk yi tal na leneen instant yi nii dañ ne ku nekk na nga toog sa dëkk tëj say frontière gis nga bés boo amul looy dundee bu fekkoon bayuloo bu fekkoon amoon ndox boo lépp tey ngay daj dëgg moo tax instant yi nii kenn defatul export kenn defatul import ñëppay toog seen dëkk moo tax il faut que ñu déjà maintenant nga trouver solution quel est le problème gars yi dem bay ci nu mu gën a gaawee am na dëkk yoo xam ne économiquement you know du leen déstabiliser xoolal tey fii Amérique Trump bu mu xëyee lan la wax bépp américain bu nekk ci dëkk bi dañ la toogal sa néeg toogal sa kër bu liggéey dinañ la jox xaalis dina la yónnee chèque kenn bépp américain bu nekk ci dëkk bi rek dañ naan la togg parce que xam nañ ni actuellement coronavirus bi dafa affecté ñëpp la affecté te you know pour mu gaaw a dem ñu gaaw a éradiquer ko foog ñi toog ñu bañ a am benn contact you know ku nekk toog sa kër te boo toogee sa kër doo liggéeyi nee nañ bépp américain instant yii ñu ngi xool ñaata lañ la war a jox ñëpp la ñuy jox xaalis xam nga ni ñooñu pare nañ you know ñooñu waxuñu ay waxi lekk waxuñu ay waxi naan parce que Amérique fii amul noor amul nawet ñëpp période yëpp dañuy bay saison yëpp dañuy bay Sénégal nag mbayum nawet rek a fa am you know moo tax pour l'instant nii il faut que ñu anticiper please guys please léegi dinaa ñëw ci Ebola ak Sida bi pour wal leen ni tamit Amérique ñii puissance yi ñoom am nañ seen coronavirus ñun am nañ suñu Ebola ak Sida te Sida sax dañ boo xoolee dañ koy boole
ci domestic mandate bi nga xam ni domestic agenda bi nga xam ne am na Amérique loolu yëpp dama ciy ñëw ma wax leen propagande bi ci nekk pour